jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw xibaar yi dañ ko jukki faram fàccee ko ànd ci ak Abdoulaye Mbow El Hadji Mansour Diop waaye laata loolu dañuy ñëw ànd ak Asma Khadija ci seen météo. comme yéen ñi safoo la chaîne leader di leen ziar bu baax a baax ma dikkati suñu ay prévision météo ngir ñu gàttandu suba di vendredi 5 novembre 2021 7h06 ci la jant bi di fenk 18h39 mu jublu soo 12h53 incha rabbi ci la ñuy fas yéene di gën di yéeg tàngaay ndax jant bi ci lay judduwaat ngir jublu soo 22 degré di température ndox mi nga ko bëccëgu suba balaa ñu ci àddu ñu jublu ci fajar gi 26 degré Celsius mooy doon température bu ñuy xaarandi fii ci Dakar waaye 25 diggante Thiès Mboro ba fi nga xamante ni moom moo di Fatick ak Kaffrine Kaolack ak Touba dinañ toll ci 24 degré suba incha allah 24 degré ca Sédhiou ak Kolda ba tey ci fajar gi la ñuy desandi 25 degré diggante Richard Toll Podor Louga ba 23 degré Saint-Louis ba ca ko suba buñ ci àddoo day gën ci tàng c'est très normal 30 degré sur Dakar doon na température bu ñu fiy xaar di ko fi séntu 34 ca Mboro 36 fële ci Touba et 37 degré ci diwaanu Kaolack 29 Ziguinchor ànd nag asamaan su xaw niis mu diis tuuti bu bëccëg bi jotee incha allah buñ ci descendee 35 degré la ñuy séntu ci diwaanu Tambacounda waaye 38 degré un peu partout pour la zone nord du Sénégal diggante Richard Toll Podor Louga ak fi nga xamante ni moom moo di Matam Saint-Louis nag dina toll ci 35 degré ci bëccëgu suba incha allah rabbi bu njël benn guddi gi jotee foofu la itam dafay gën di fer ci yenn gox yi waaye tamit dafay wéy di tàng Ndakaaru dina toll ci 27 degré Celsius ainsi que Thiès, Mboro 28, ainsi que Diourbel, Mbour et Fatick, Touba 29 degrés, 26 degrés à Kaolack. Donc Kaolack dina féex bu baax a baax bu njël benn guddi suba jotee Sédhiou itam dina toll ci 26 degrés ainsi que Saint-Louis 33 degrés ci Richard Toll mën nañu wax ni bu njël benn guddi suba jotee dafay wéy di tàng alors géej gi ñaari yoon lay fer suba te ñaari yoon itam lay fees dana fer bu njëkk ci 2h42 bu noppee mu fees bu njëkk 8h51 mu daal di feraat beneen yoon suba si diggu bëccëg gi 15h02 bu feree ba noppi nag dana feesaat beneen yoon muy fees bu mujj gi mu di 21h16 mbokk yi lii moo nekkoon suñu ay prévision météo amoon contenté di leen ko dégtal bés bu nekk ñu joxante nag dig daje ëllëg mais en attendant dama leen di bàyyi ngeen gën a yaatal ak xibaar yi man ak yéen ba ëllëg lay doon incha allah. ñu dooree xibaar yi ak dépôt liste yi ñeel local bi ni ki démb lañu ko ndax képp waaye nag du ñëpp ndax coalition yeeg parti yeeg ci demal seen bopp am na ci ñoo xamante ni dañoo ñëw fekk waxtu wa weesu am ñeneen ñoo xamante ni seen ay liste dañu ko dàkk fu ci mel ni Mbour foofu les coalition Yewwi Askan Wi Mbour au cœur ak Gëm sa bopp dañoo dàkk seen ay liste ci ay leeral ñu ond ci Kalut Badara Sonko. fii ci département bu Mbour lu toll ci juróom benn liste la ñu daal di rejeté bokk na ci Yewwi Askan Wi bu commune bu Mbour coalition Gëm sa bopp bu commune bu Mbour ak coalition Mbour au cœur bi nga xamante ne Dame Seck moo ko dirigé ñoom nag jamono ji seen ay liste dañ ko daal di rejeté naka noonu am na ñetti liste yi nga xamante ne ñoom dañ leen déclaré forclose bokk na ci coalition Wallu bu commune bu Mbour ak Yewwi Askan Wi bu Thiadiaye ak bu Sandiara d'après suñuy information coalition Yewwi Askan Wi boo gisee ñi gàntal seen liste mooy ñoom au lieu ñu présenter document physique ñoom nag dañoo daal di présenter benn quittance électronique mu doon situation bi nga xamante ne code bi da koy tere yeneen coalition yi nag boo gisee ñu daal di rejeter seen liste mooy seen dossier moo matul naka noonu ci xibaar yi nga xamante ne sax jot nañ ko yile coalition yi nga xamante ne jamono ji dañoo jànkonteel ay jafe-jafe ci seen wàllu liste dinañ jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir gën a gindi askan wi ci biile situation. ca diwaanu Tambacounda foofee juróom-ñeent ci coalition ak parti politique ñoom ñoo fa déposé seen ay liste ñaar képp lañu ca dàkk ñu ondu ci ak Mamadou Samora. juróom-ñaari liste coalition ak parti politique ñoo jot a déposé seeni kayit ci préfecture bu Tambacounda ci li ñeel élection municipale ak départementale bu ñu war a amal le 23 janvier 2022 te juróom-ñaar candidature yooyu nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ngi teg seen bët ci mairie bu Tambacounda ñeent ci ñoom bëgg nañu tamit lii di conseil départemental ñu fàttali ni ci njëlbéen juróom-ñeent formation ñoo jotoon a déposé waaye commission bi daal dina rejeté ñaar ndax ñooñu amuñu déclaration de candidature wala
la déclaration d'investiture nga xam ne ay kayit lañu yu mënta ñàkk ba léegi préfet di Mame Less Kabou moo ngi rafetlu di taxawaay mandataires yi ak leaders yi. ca commune bu Siel nekk ca département bu Bignona foofee liste bu grande coalition gëm sa bopp dañu ko dàkk itam mandataire bi jàkkaarloo nag taskatu xibaar yi la mu daal di xamle mooy jël na ab huissier de justice bu ko defee ñu defuk recours ne ondu ceeg moom Pape Boubacar Diédhiou. 23h40 donc avant minuit ba ñu àggee ñu fekk nañu fa nag ay nit ñu bëri ay mandataires ñu ñëw pour déposer. waaye fekk nañu nag bureau sous-préfet amoon benn mandataire bu fa nekkoon comme ñun suñuy dossier xawul woon a réglé ñu daal di dugg ci secrétariat bi toog fa pour mën a def réglage yu mujj yi récupérer samay dossier ba may ñëw pour jox ko ma daj ak moom mu toll ci buntu bureau di ko tëj ma ne ko mais monsieur le préfet ñun dañoo bëggoon déposer mu ne non du ngeen déposer du ma fi jël seen benn dossier dàq ñu ne génn leen sama bureau xam nga su ngeen génnul je vais appeler les forces de l'ordre. Finalement ñun on n'a pas déposé nos dossiers mooy lu ñuy naxarlu parce que sous-préfet lu mu def tegu ko fenn saisir nañ huissier bi dina def constat bi bu defee constat ba pare ñu def suñu recours déposé ko SEDA waaw te nag duñu fa yem nag bu nu fa amul nag gain de cause jaral nañu dem ba cour d'appel nag. ngoog ay liste foreclose ak yu ñu rejeté Abdoulaye Mbow ban jàngat nga ci am. waaw damay jàpp ni effectivement mënu see ñàkk parce que itam du ñëpp ñoo xam li nga xam ne moo undu li laal processus électoral bi ak li nga xam ne moom la code électoral bi wax bari ñu si sóobu te si en amont defuñu li nga xam ne moo di formation par rapport ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiital yónni leen ngir ñu def seen dépôt de liste leneen li nga xam ne moo di am moo di dafa am ñoo xam ne dañuy denc seen liste xaar ba yegg si cappaandoogu mën ko déposer ndax dañuy bañ li nga xam ne moom la tubaab di duppee trahison par rapport ak seen ay mandataires parce que itam xaalis day daw xaalis gu bëri day daw ay dige yu bëri day daw loolu itam dafa nekk benn risque troisième observation bi mooy rôle éminent bi nga xam ne ministère de l'intérieur da ka daan def te bi yoon man sentiruma man en tant que citoyen en tant qu'observateur gisuma ko moo di campagne de communication ngir wax lan la ñu aaye ngir wax lan la ñu permettre lan la code électoral wax kañ ba kañ naka ngay déposer naka processus électoral révision liste électorale loolu yëpp boo doon xool danaa am benn campagne de communication bu active bu daan daw si li nga xam ne moo di xarala yi ba nga xam ne effectivement lu bari daa ko mën a moytu ba nga xam ne doo sóobu ba pare fekk na yow lapp moo la say fekk ba tey mën nañu def recours Mansour mën nañu def recours mais ak diir bu gàtt nag li Ablaye wax dëgg la ñu bëri si ñoom dañu ko maîtriser wul loolu mën nañu ko sax jéggale xëy na sax am nañu 90 jours waaw mais diir bu gàtt la parce que xam nga li la jàpp bu la bàyyiwul li ñu leen di toppee ñaare ñi nga xam ne ñëpp dañu rejeté seen ay liste lu ñu leen toppale loo xam ne xëy na pour jubbantiwaat ko day xaw a jafe tuuti ci kanam tuuti nga comprendre que xat yi dafa am yoo xamante ni bii bu génnee ci biti lay soog a feeñ par contre ñi nga xam dañu forclos nag ñoom wax dëgg yàlla moom loolu si seen sàggante bopp la nañu assumer seen ay responsabilités en tout cas mu ngi commencé xaw a bëri ci régions yi ñuy def ci yenn ci ay liste nag surtout coalition gëm sa bopp mu ngi commencé bëri nag ñu koy tudd gàntal nañu ko comme nañu ko gàntale woon ci présidentielles yi bu yàggee itam day mel ni ak singali aussi donc nañ fexe nag ba yëf yi fu mu tegoogum nii ci wàllu jàmm ñu encadré ko noonu ci wàllu jàmm bañ am genn singali ca diwaanu Matam moom moo suur lu doy waar moom moo fa am ndax mandataire bu coalition Yewwi Askan Wi moom dafa wor ñamu ondaloon Djibril Ngom dafa xaar yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw